Orai bai mote, orai bai na malevo io. Orai mote io. Oh ina levo, mama ina malevo io. Orai mote io. Orai bai na malevo io. Orai mote io. Donc ñëwaat encore préciser waat ma présenté waat sama bopp may Lamine Bodian chargé massification donc di woo ñëpp toutes les bonnes volontés ñu nekk Maroc wala ñu nekk ci bitim réew wala mu nekk Sénégal sax ñoo xamante ne nekkoon nañ fi mais dem nañ Sénégal wala ñoo xamante ne ñu ngi fi mais vraiment seen i xalaat yëpp ak seen i doole ñu ngi koy dugal ci Pastef Maroc wala intercoalition Yewwi Askan Wi di waat ñëpp parce que jour élection bi dañoo soxla ñëpp doole yi yëpp lañ soxla maanaam lépp lu jëm ci logistique lépp lu jëm ci koppar wala lépp lu jëm loo xamante ne affaire restauration di woo ñëpp borom doole yi ku néew doole ku doole bi bëri na dugal loxoom pour réussite élection législative 2022 ñuy ñaan ñëpp woote ñëpp numéro bi nañ ko affiché ci Facebook bi dinañ ko affiché ci réseaux sociaux yi di woo ñëpp vraiment ñu jàpp ci bu baax comme ça élection 2022 bi le 31 juillet au soir coalition Yewwi Askan Wi clamé haut fort victoire au lendemain vraiment des élections législatives. Diaspora bi salaamaaleykum Afrique du Nord comme ni ko sama naataangoo yi waxee rek ku ne xam na ne Maroc moom ci jafe-jafe la ñuy dund jafe-jafe yooyu tey ñuy dund moo ñu war a permettre ñu wut majorité Assemblée nationale ku ne xam na ne immigration clandestine mu ngi fi muy jafe-jafe yoo xam ne kenn mësu ci wax suñu sœurs yi nekk kër naar yi di liggéey ñu ngi fa ñu leen di torturer kenn mënu ci wax en plus centre d'appel yi dañuy cotiser CNSS ëllëg dañoo bëgg retraité dem ñibbi seeni famille seen xaalis boobu nar a des ci réew mi kenn mësu ci wax ñuy ñaan yàlla majorité bi ñuy wut ci Assemblée nationale mu doon Yewwi Askan bi buñ ko xasee ba tabb ko ci assemblée bi ñu mën ñu xeexal suñuy doléance. Salaamaaleykum mbokku diaspora salaamaaleykum mbokku Afrique du Nord salaamaaleykum mbokku l'intercoalition Yewwi Wallu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax tey suñu ñëw fii dañu ñëw juste pour leeral leen li nga xamante ni moo nekk en cours parce que bu ñu seetloo dafa am ñaari liste yoo xamante ni dañu nduroo muy liste Yewwi Askan Wi ak beneen liste boo xamante ni mu ngi ci biir boo xam ne dafa nduroo ak moom donc pour nga mën a def comparaison entre les deux da ngay xool liste Yewwi Askan Wi ñëpp xamee nañ ko vert blanc am picc bi dagg bu mu jaam bi te firi laaf yi am ñu bindee ko en magenta Yewwi Askan Wi beneen liste nag mooy liste Yewwi bii nii tamit amul photo ñaari côté yëpp picc moo fa nekk donc bu ñu defee comparaison ak beneen liste bi nga xamante ni moom la ñu am mooy liste bi nga xamante ni dafa am picc boo xamante ni dafay naaw teg ci côté bi am na photo boo xamante ni moo nekk ci wet gi donc liste bi loolu dafa ñëw juste pour induire en erreur ñi nga xamante ni mooy suñu électeur donc ñu leen di lancer message bi ngeen bàyyi ci xel donc ba boo leen duggee ci urne bi ngeen mën a identifier liste bi nga xamante ni mooy Yewwi Askan Wi ak liste bi nga xamante ni moom mooy concurrent am donc loolu laa ñëwoon pour wax leen ko waaw di leen wax ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax kay salaamaaleykum waa Maroc asalaamaaleykum waa Afrique du Nord asalaamaaleykum waa diaspora ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp xam naa di leen di woo pour ñu daje le 31 juillet fële ca consulat ñu mën a teel a jóg dem voter massivement pour voter bi mën a doon utile nag ñun ñëpp dañu war a voter Yewwi Askan Wi Yewwi Askan bi nag mooy yu am picc yi ñaari à côté mu am bind yi verte ak tuuti rouge xam naa loolu rek lañ leen doon wax encore une fois ñu teel a jóg dem voter vote bu utile mooy voter Yewwi Askan Wi. asalaamaaleykum waa Maroc man la Omar Sall adjoint directrice de campagne au niveau Maroc de la coalition Yewwi Askan Wi ànd ci wàllu xam naa dañ leen di fàttali rek le 31 juillet ku ci nekk dem remplir ce devoir citoyen au niveau Maroc Casablanca consulat lay amee ñu teel a jóg teel a dem ànd en masse
koñ bi waay mënta nekk rek àndax sa xarit wala sa frère wala sa sœur ngeen mën a dem consulat teel a voté teel a ñibbisi. ñun ñëpp xam nañ ne Maroc am nañ fi jafe-jafe moo xam milieu bi nga nekk moo xam centre d'affaires moo xam centre d'appel nga nekk wala femme yi nekk ci kër naar yi wala ñi nekk ci tool yi ba ñi nga xamante ne sax dañuy jéem a mbëkki. Cette fois-ci on a l'occasion chaque nuit ñuy waxtaana suñu suppléant muy Mansour Kébé yàlla bu ñu mayee majorité au moins dina am occasion wax ko à l'Assemblée comme ça suñu jafe-jafe yépp ñu mën ko saafara. xam naa loolu lañ doon partager yéen ñu ngi leen di jox rendez-vous le 31 juillet dem consulat voter massivement pour Yewwi Askan Wi sunu borom may ñu dem salaamaaleykum. comme waa Maroc ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp man la Babacar Diémé nekk fii di Maroc bon ñu ngi ñaan ñëpp nag pour ñu voter Yewwi Askan Wi parce que fii dafa métti Maroc daa métti trop rawat nag ñi nga xamante ñoo nekk si kër naar yi di liggéey. ak ouvrier plus en plus pour nga am fi carte séjour ay papiers lañ lay laaj te papiers yi ñu lay laaj aussi gars yi duñ la ko liggéey dañ la koy digg ba pare nga gis ku lay liggéey ba pare du loo mën a fay. voilà loolu la ñuy jàllale ak ñi nga xamante ne ñi nekk si affaire ñuy liggéey si chantier yi ñuy liggéey ba bugg a dee te patron téye xaat du la fay dara te doo mujj fenn. voilà da nga koy jooytu fu ne nga am sa niw. te mbokk gaañu nga war kaa yóbbu ñu naan la waa kii na nga amoo kayit beeg waroon nga ñëw def lii ak waroon di la dawloo ñu bari fii lañ suul seen i néew te suñu sañoon nag ku ne sa mbokk fii kii nga dem denc ko yóbbu ko Sénégal denc ko fa. vraiment loolu nit ñi sonn nañ si carte séjour yi tamit ñu ngi sonn nañ si trop da ngay def lu ne pour nga am carte séjour problème ay kayit lañ lay laaj ba ngay bëgg a dee dañuy jàppale si carte séjour. te balaa nga am liggéey bu baax foog ñu laaj la carte séjour te carte séjour ñoom ñoo la ko mën a jox te duñu la ko jox ñan ñoo si mën a dimbale. voilà sooy delluwaat Sénégal sax autorisation ngay wut soo ko amul loo dem des fois da ngay dem ba aéroport ñu ne la carte sa autorisation baaxul nga annulé sa kii yokkaat sa billet. vraiment ñu ngi ñaan nag ñu voté massivement Yewwi Askan Wi député yi mu ngi ñu see jàppale ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp merci beaucoup. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu sama mbokku sénégalais yi nekk Maroc maa ngi nuyu aussi suñu mbokku sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ci Afrique du Nord ci diaspora bi di nuyu tamit suñu mbokku sénégalais yi dund Sénégal tey moom donc ak journée bi ñu organisé donc c'est une journée de point de presse donc xam naa rek dañ ciy féliciter. Donc suñu équipe de campagne donc en sa tête madame Silla moom mooy directrice su campagne bi di nuyu tamit toute son équipe ñoom en particulier donc Omar Lamine Bodian xam naa ku lim rek luñ jum di nuyu tamit suñu candidate suppléante bi tamit madame Mati n'est-ce pas di ko nuyu bu baax tamit di leen féliciter tamit donc liggéey bi ñu def mu mucc ay léegi xanaa rek pour bañ a guddal rek di jox dig daje le 31 juillet pour une victoire massive de l'intercoalition de Yewwi Wallu donc di ñaan tamit sunu mbokk yi en particulier yi nekk Maroc bi yëpp ñu teel a jóg dem voter ji def seen devoir citoyen donc te comme ni ko président Ousmane Sonko waxee aussi ku voté tamit nu jéem a sécuriser vote yi ba nga xam ne incha allah suñu borom dina may ndam Yewwi Askan Wi ak waa Wallu tamit donc je pense que aussi comme ni nga ko waxee sànq rek bulletin yi moom neex na ràññee bon muy Maroc muy ñi nga xam ne tamit à travers tout la diaspora ak au Sénégal donc def naa bulletin bi kenn mënu si jum n'est-ce pas parce que bulletin boo xam ne amul photo la te boo xoolee ñaari côté yëpp dafa am picc bi naaw boo xam ne day dagg mel ni ay jeng donc je pense que donc di ñaan rek di wax ñëpp tamit le jour J qu'on vote utile pour avoir des députés qui seront utiles pour les Sénégalais di voter aussi responsable aussi tamit di ñaan aussi suñu borom tamit comme ni nga ko waxee sànq rek di ko ñaanal bu baax tamit mu may nu ndam avec une victoire écrasante di jaajëfal ñëpp tamit bu baax ci seen liggéey taxawaay. Vraiment.
yow di sax dañ lay woo vraiment sonal nañ ko fàttu nañ waaye tout le temps rek